13h benn waxtu sënkam ci télévision Futur Média mbokk yi dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës dina bokk ci doomu réew bu Sénégal ba nga xam ne daal nañ koy fàtt ca réew bu Gabon nag ñi def lu ñu mel di ñeenti Samba Boy ñetti ya daal nañ leen di teg loxo ba tax itam communauté sénégalaise ba nga xam ne moom moo nekk ca réew ma nag di sàkku yoon daal di def liggéeyam ci woowule wàll daañu ñëw mbokk yi ci mbas mi ak tolluwaayam ci biir réew mi nag ñeenti doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken téeméer ak juróom benn fukk ak benn cas positif la ñu am niki démb téeméer yi ci ñoom nag di ay cas contact juróom benn fukk yi ak benn yi di ay cas communautaire ay doomi aadama yoo xamante ni amee nañ mbas mi te xamuñu rek fan lañu ko jëlee mbas mi ak tolluwaayam xam ngeen ne boobaak léegi gis ni ngeen ne ñu ngi jaay yenn ci ay gel hydroalcoolique nag ci marché bi mu mel ni nag gëstu wi nga xam ne IFAN daal na koy def yenn ci gel yooyu nag baaxul askan wi di ko diw ci seen ay yoxo ba tax itam ñi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca Ndar Géej di sàkku ci nguur gi mu jëri dogal ci li nga xam ne rek ñu ngi koy jaay ci jaba yi daañu ñëw itam ci dëkkandoo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca nag Pointe bu Sarène ña fa dëkk nag mer ba futtu la ñu def bokk na ci li ko waral di doj yi nga xam ne ñu ngi koy jël bëgg koo def ci peggu géej gi nag ñoom ñooñu nag ñu jàpp ne boobu les projet nag bu amee seen ak tefes dina nax saay ba tax itam ñoom seen bopp ñu cay yëglu ci réew bu Côte d'Ivoire jàppale ne Alassane Dramane Ouattara nag dina jébbal li nga xam ne moom moo di candidature am nag ay bés bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal moom Alassane Dramane Ouattara jàppale lépp loo xamante ni nag war na ko mën a may ab sañ-sañ ngir rek mu daal di samp ab ndëndëm daal na koy matale mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi nag dinañ ko door ak tiis wi nga xam ne moom la ñu yeewoo kii la nag doon yëngu lool ci wàllu caada moom Ibrahima Ndiaye ñu gën koo xam nag ci maam Yaxi Laalu nag moom moo fi daal di dëddoo gis ngeen ko noonu kii la nag def loo xamante ni lu kenn dootul natable ci li nga xam ne moom moo di culture sénégalaise ñu gën koo xam nag ci li nga xam ne mi ngi ko doon amal nag di jotaayu xale yi nga xam ne nag boobule émission mi ngi doon am ci année 90 ñu ñëw ci leneen mbokk yi ci lu mu leen doon junju bi ñu joor ji la jotaayu xibaar benn doomu Sénégal la ñu daal di faat ci réew bu Gabon nag ñi def lu ni mel di ñeenti Samba Boy waaye ñett yaa ca ñoom daal di nañ leen di teg yoxo communauté sénégalaise ba nga xam ne moom moo fa nekk nag di sàkku nag ñu daal di indi ab yoon ci wàllu woowee dañuy teewlu Samba Fall moom moo yoroon kaddu gi ci micro Ousseynou Thiam. ci ñeenti fan yi weesu ni dañu am ñaari agression yi nga xam ne vraiment def traumatiser tuuti communauté sénégalaise bu nekk ci fii ci Franceville kenn kii mu ngi tudd Amadou Konté ñu ngi ko agressé ak paaka ak bouteille keneen kii mu ngi tudd kooku moom dafa am gaañ-gaañ rek la ci génne alhamdulilah mais keneen kii mu ngi tudd Haruna Sidi Si moom dafa mujj gaañu ci après agression bi donc ñu ngi woo autorité yi quand même nañu jàppale les compatriotes nekk fii ci à l'étranger puisque ay agression yi di commencé nañu bari suñu kaw Amadou Ba fii la ñu ko faat ci biir boutique am ñu dugal ki ci congélateur ba tey fu mu leen wax ni kenn xamul kan moo ko faat donc ce sont des choses yi nga xam ne autorité war nañu ci taxaw tamit pour dimbal askan bi. mbas mi ci mim réew jàpp leen ne ñeenti doomi aadama daal nañu toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakken téeméer ak juróom benn fukk ak benn cas positif la ñu am nag mu mel ni téeméer yi ci ñoom nag di ay cas contact juróom benn fukk yi ak benn ci ñoom di ay cas communautaire jàpp leen itam fanweer ak juróom ñetti cas grave la ñu am yoo xamante ni jamono yi ñu ngi leen di saytu ca kër docteur ñu teewlu docteur Mamadou Ndiaye moom moo yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaari test yi ñu jot a def ci laboratoire yi téeméer ak juróom benn fukk ak benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci téeméeri cas contact mooy ñi nga xam ne am nañu feebar bi te ki leen ko wàll mooy dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom benn fukk ak benn cas communautaire mooy ñi nga xam ne ñu ngi am doomu jàngoro ji fekk
xamuñu fi ñu ko jëlee. téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon wér nañu te bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee. fanweer ak juróom-ñett ñu nga ci réanimation. ñeent malade ñàkk seen bakkan ci bésu démb ajjuma ñaar fukki fan ak benn ci weeru ut bi ñu nekk. ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junne ak ñaar ak juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñetti junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñett wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi. mbokk yi jàppale ne SAMU régional nag dañ ko amal nañu ko ca diwaan bu Kaolack li leen nekk nag ñaareelu antenne bi régional ginnaaw ba ñu ko amalee ca diwaan bu Ndar Géej jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal teewoon na boobule daloo ko këru pajukaay ñu teewlu ay kàddoom moom Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Ibrahima Diamé. day gérer urgence boo amee tolof ci accident mu nekk sa kër mu nekk fa ngay liggéeyee mu nekk ci tali bi boo woowee 15 ñoom dañuy yabal rapidement ñu ñëw jàppale la faj la buñ la waree yóbbu hôpital ñoom ñoo la yóbbu wutal la foo tëdd faj la loolu nag Dakar moo ko am ak Saint-Louis puisque président daf ñu dénk ñu territorialiser politique publique yi mooy lépp loo xamante ne dafa war a am rek ñu war ko jox population yi ñu mën ko tas pour Sénégalais yëpp mën ko jox moo tax tey ñu indi 3e bi fii ci Kaolack mu war a law ba dem Kaffrine war a law ba dem Fatick parce que centre bi fii lay nekk ci Kaolack mais Fatick dana am benn service d'urgence médicale et de réanimation Kaffrine aussi am service d'urgence et de réanimation Kaolack mu leen di polariser képp koo xamante ne soxla nga service yooyu nekk ci région bi muy Kaolack muy Fatick muy Kaffrine boo defee 15 service dañuy dem fekk la fa nga nekk ñëw jàppale la loolu inauguré nañ ko tey muy pas bu am solo boo xamante ne def nañ ko ci wàllu donc santé fii ci région bi may wax ne tam visité nañ CTE bi muy centre de traitement des épidémies fa ñuy fajee Covid-19 may seetlu ne wax dëgg yàlla yor nañ ko yor bu mucc ayib ma siy félicité effectivement waa hôpital bi mais ma siy félicité gouverneur bi parce que moom moo yore le comité régional de gestion des épidémies. mbokk yi xam ngeen ne gel hydroalcoolique nag bokk na ci ñu jëfandikoo ngir gën a fegu ci li nga xam ne moom moo di mbas mi lu ni mel nag ñu koy jaay ci li nga xam ne moom moo di marché bi waaye mu mel itam gëstu yi nga xam ne IFAN daal dina koy def yenn ci gel hydroalcoolique yooyu nag baaxul askan wi di ko jëfandikoo ba tax itam ña yeewoo ca diwaan bu Ndar Géej nag di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di nguur bu Sénégal ñu daal di indi ay leeral ci wàllu wu ni mel jël ci itam ay matuwaay ñu teelu reportage Ousseynou Diop ak Habib Seck. ginnaaw mbas mi ba mu tàmbalee léegi ci Sénégal gel hydroalcoolique yi askan wi ñu ci bare ñu koy utiliser waaye nag ay xibaar daal di jub daal di wax ni lu jëm ci wàllu gel hydroalcoolique yooyu nga xamante ni dañ koy utiliser yu ci bare baaxul tax nag doomu Ndar yi daal cay tontu ñoom seen kàddu loolee lu ñuy dëggal la ndaxte lu ci bare bu fekkee ni dañ koy utiliser anam ba nga xamante ni lay demee dafay leen di jaaxal. vraiment maa ngi mettitlu bu baax attitude ñi nga xamante ni. dañuy jël ay gel yu bon di ko defar di ko jaay nit ñi pour am dara te loolu gor du ko def population yëpp nekk ci ñàqare boo leen jàppalewul ci ñàqare bi nga dem toog sa kër xam nga moo gën ngay ñëw di profito ci ñàqare bi pour defar sa poche. Zeyr Fall bokk ci ñi nga xamante ñooy consommateurs yi nekk ci diwaanu Ndar Géej moom sax loolee da koy dëggal jàpp ni kon nguur gi war na jóg daal ciy def jéego. gel dafa am ay normes dafa am ay normes yoo xam ne moom la ñu mën a gis. mu composé que pour mu mën a am gel bi nga xam ni santé nangu naka mais doo xam fi ñu koy defaree doo xam ko koy defar doo xam ban marque la xëy suba rek di ko jaayee ay prix yomb. ci seen kàddu ñoom ñëpp benn la mooy gel hydroalcoolique yi nga xamante dañ koy utiliser te ñu ni lu ci bare baaxul loolee mën na nekk ñu jàpp ni kon sax njuuj njaaj dafa am ci mbir mi. ay gel yoo xam ne day niroog laalo et c'est là vraiment musiba la doo comprendre nu mu demee.
donc loolu nag moom vraiment gouvernement war na si jóg ba pare sanction crime la. damay inviter l'État du Sénégal mu jël service du commerce jël la sécurité publique mettre leen dans les marchés ñu traquer les gens de mauvaise volonté yi nga xam ni ñoo fi nekk ngir seen bopp. gel hydroalcoolique yi askan wi jamono jile ñu ngi koy utiliser bu baax a baax waaye nag ci études yi ñu wax lu ci bare ci ñoom baaxul mu mel na kon soppi doxalin war na am ndaxte ñu ci bare jamono jile moom la ñuy jëfandikoo ngir mën a aaru ci lii di coronavirus bi. jërëjëf Ousseynou Thiam cant ak ngërëm ñan la mbokk yi lépp lu soxal wàllu inondation ak itam assainissement nag jéego yi nga xam ne njiitum réew bu Sénégal def na ko si nag mu mel ni Dalifort doy na sëkk ngir askan wi daal di koy xam du samay kàddu ki ko xam ne di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu ndox mi fii ci mim réew moom Serigne Mbaye Thiam nag xam na ne réew mi nag ñu ngi def ay jéego yu mat sëkk ci wowule wàll dañuy teewlu ay kàddoom waa DIRPA ñoom ñoo ñu baaxee yooyu la image. Dalifort mën nañoo wax ne moom mooy mandarga ndam li nga xam ne président Macky Sall am na ko ci ni mu xeexee mbënd mi inondation ci suñu réew ku nekk xam na jafe-jafe yi ñu doon am waaye li ñu fa def benn bu mujj boo xam ne bii ñaari ay bés ci ginnaaw laa ko inauguré population yi ci seen bopp nee nañu li ñu fa def lu rëy la donc li muy wone mooy programme décennal lutte contre les inondations bi président Macky Sall defoon am na ay jéego yu mag yu mu def fu nekk ci suñu réew Dakar jafe-jafe yu ñu am rek surtout mooy ci zone Parcelles Assainies Kër Massar te foofu jël nañu ay matukaay ak service état yëpp muy brigade nationale sapeur pompier muy ONAS muy DPG yi ñëpp pour liggéey ci ñi ngi ciy liggéey li ma bëgg a wax rek mooy que ne pour ñu xam jéego yu ñu def dañu war a méngale taw ren bi ak tawu daaw bi ci ay gox yu bari taw ren bi ful na ñaari yoon tawu daaw bi te ful na tamit taw yi nga xam ne soo jëlee moyenne bi diggante ñaar fukki at yi ci taw yi gën a rëy la ñu am te jafe-jafe yi ñu daan am amuñu ko loolu mooy am na ay jéego yu ñu def ci xeex mbënd mi ak inondation ci suñu réew. jafe-jafe ndox mi nag moom jëwriñ jooje nga xam ne moom lañ dénk wàll wi daal nañ ci àddu li mu xamle moom moo di def kim kattan ba ndox mi daal di cet mu mel ni nag loolee mooy li nga xam ne fan la ñu waru njëkkee kaddu yooye nag mu ngi ko jibal ginnaaw itam ba muy dajee ak comité de suivi force Covid 19 ñu woyal xibaar yi mbokk yi jëmbatuk garab nag bu campagne bi le nag ci atum 2020 bi nag mu mel ni lu ëpp 1 million ci ay plan nag daal nañ koy taxawal mu mel ni itam comité direction bi nga xam ne moom lañ dénk wàll wi ma nga woon ca diwaan bu Louga bokk na ci li ko waral daal di jëmbat li nga xam ne moom moo di garab yi ngir rek lu ni mel gën a naat ñu teewlu tënk li nga xam ne Thierno Fall def na ko. liggéeyub Grande Muraille Verte biñ ko dooreek léegi nga xamee ni toll na ci fukki at ak ñaar ci 815 000 hectares yi nga xamee ni Sénégal moo ko moom 60 000 hectares kese lañ ci jot a jëmbat ay garab muy ab taux de réalisation bu nga xamee ni si xaw naa néew ci bëtu ki nga xamee ni tey jii moom la ñu dénk liggéey bi. boo ko xoolee saa tunu de 5-7% tuuti na. mais tim am na effet n'est-ce pas ci population bi moo tax léegi ma koy wax ci tubaab ci décennie fukki at yi di ñëw 2020-2030 ñu ngi waxtaan ci agence panafricaine bi ak sunu partenaires techniques financiers yi pour que mën a jëmbat incha allah rabbi 100 millions d'hectares. ren jii nag ci campagne de reboisement bi Sénégal fas yéene naa jëmbat lu toll ci 6000 hectares yu nga xamee ni si déjà tàmbali nañ liggéey bi. programme bi ñu planifié woon depuis janvier. dañoo dem ak mbas mi ci biir am yoo xam ne dafa tardé mais on avait prévu de faire au moins 10 000 hectares pour une production 1 800 000 mais ak retard yooyu ñu am ñu waxtaan ak suñu biir revoir suñu planification pour que ça soit plus réaliste et réalisable tax léegi ñu wàcce ko ba 1 400 000 pour 6 000 hectares. superficie bu ni toll nag reboiser ko aajo woon na garab yu bëri looloo tax nag ba agence bi daal di nay fàggandiku ay pépinières yu doy. widdu fi ñu nekk tey 200 000 plants lañ fiy produire mais mbartuwaa bi ñu jógee 350 000 plants la mais dañu am 8 bases yoo xam ni bu nekk am na pépinière bu nekk ak capacité am mais ren ji
1,4 million plants boo xoolee loolu lépp moom la ñu produire incha allah. direction Grande Muraille Verte amaloon ab tukkib nemmeeku ci Mbar Tubaab ak wii di Cingoli ngir nag nemmeeku si tolluwaayu pépinière yi nga xamee ni si moom la ñu waajal ngir amal campagne de reboisement bu ren bi. jërëjëf Thierno Fall cant ak ngërëm ñaan la mbokk yi li lay itam bokkoon na ci li nga xam ne maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar di ñi nga xam ne ñoom ñu dëkkee ca Pointe bu Sarène mer ba futt la ñu def nag ba tax ñu daal di génn taxaw ca tefes ga ngir wax seen i ay jafe-jafe ci projet bi nga xam ne moom lañ fa naal nag di jël doj yi ngir daal di koy def ci peggu géej gi ñoom ñooñu nag di xam lu ni mel bu ñu ko amalee nag seen ak tefes dina nax saa yi dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Abdou Khadre Ba moom moo yoroon seen kaddu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoom ñoo ko taataan. ndaje bi dafa am benn projet d'oragage bu ñuy wax vente d'ordre boo xam ne mu ngi Saly parce que boo xoolee actuellement tey Saly géej gi da ko lekk ba tey hôtel yu bëri yàqu nañ te plage boobu ñu bëgg ko rattrapé waat mais am benn projet boo xam ne dafa ñëw war a def récupération du sable marin si banc de sable yi nga xam ne ñu ngi nekk fii si département de Mbour particulièrement en face Pointe Sarène 17 kilomètres de Pointe Sarène te banc de sable yooyu servir ay doodaan si biir géej gi ba nga xam ne tey érosion côtière li muy avancé yëpp mu ngi ralentir sunu côté yi. kon naqar bi ñu si njëkk am mooy manque de considération boo xam ne état am na ko si askanu napp gi parce que ñun yëguñu tinuñu dañoo xëy rek gis bateau bu installé ñu ñëw si dëkk bi di sensibiliser nit ñi ne pêcheurs nañ dem génne seen mbaal et puis zone bi ñu war a liggéey bu fa kenn traversé ti extra loolu nag ñun bi ñu ko yëgee ñu jóg dem nañ seeti autorité de pêche yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk niveau régional ba ministère ñu xamal ñoom projet boobu ñoom dañ ko opposé wu parce que li muy yàq moom moo ëpp li muy defar lim ñu mën a yàqal d'ailleurs fii ñu taxaw nii gis ngeen ko biñ koy inauguré même pas 2 ans diggante plage bi ak quai de pêche bi 300 mètres la woon tey géej gaa ngi nii bëgg géej gi feesee bu ngeen ñëwee da nga naan balaa boti set quai de pêche bi dina daanu te ñun dèjà suñuy dëkkuwaay moom la ñu am ndax nit ki bala ngay tal dara da ngay tal sa dëkkuwaay ñun région côtière bi dèjà dañoo menacé wu tey avancement de marée bi tey ñun suñu kër ñu ngi koy jël géej gaa ngi koy jël kon bu ñu bëggee indil leneen loo xam ne ñun daf ñuy wóor yàlla ne lii bu amee non seulement waxuñ suñu dëkk mais li wër département de Mbour dëkk yu bëri dinañ jóg. ca bët Saalum bu réew mi nag mu mel ni daay ga lam fay faral di lakk bari na lool ba tax itam autorité administrative yi nag jël ab dogal ngir ñaax askan wi ñu muy lu ni mel waaye itam ñu saxoo li nga xam ne rek moom moo di jëmbatuk garaw ngir rek ñu gën a aal li nga xam ne moom moo di alam gi ñu teewlu reportage bu Abdoulaye Diallo. at bu ne ay junni hectare àll la daay yi di yàq. Chaque semaine peut-être tu peux avoir 3 ou 4 ou 5 feux de brousse. Là tu fais la situation donc dans le mois donc tu peux avoir 10, 15 ou bien 20 feux de brousse, c'est possible. mu waral mbir mi doon ci diwaan yi ci bët Saalum réew mi ak yi féete ci wàllu penku ab mbir bu tiitlu lool. daay yi sonnal na àll bi daay yi mooy yàq garab yi daay yi mooy rey garab yi parce que daay yi kat ñi koy taal population bi la. service eaux et forêts yi ñu ngi sàmm àll bi ñu ngi daw guddeeg bëccëg ñu ngi wax ak population yi administration yi ngi sensibiliser ay journée de sensibilisation dañ koy organiser en rapport avec les services techniques de l'État mais ba tey lu ñu seetlu mooy nit yi ñu ngi continuer di taal ay ndaa te ndaay day yàq àll nag ku ko yàq da nga yàq dundu doomu aadama parce que nit mënta dund sans àll. ngir wàññi boobee tiitaange ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo àll bi ñu naan leen les exploitants locaux ñoo fas yéene indi seeni as tuut ngir jëmbat ay garab. après reboisement bi lancement la rek am nañu yeneen reboisement yoo xam ne ci biir massif yi lañ koy def à partir de lundi la ñuy commencé boobu ak Sinthioukounda am nañu ay séance de sensibilisation yoo xam ne dinañ ko def ci massif yi yëpp xeex surtout lu mel ni feu de brousse parce que loolu mooy gën a yàq suñu àll bi reboisement yi bu dee xeexuñu daay bi loolu suñu reboisement bi du am sens moo tax ñu am ay série de sensibilisation ci biir village yi woote chef de village yi imam yi ak population yëpp. fas nañoo yéene it boole si waa kaw gi ñaax leen ngir képp ki ñu gis muy taal daa ñu daal di ko signaler ci waay nguur ñi ngànk wàllu àll bi.
premier président bu cour d'appel nag bu Kaolack daal di weddi tuuma yi nga xam ne ñu ngi ko teg ci ndoddam ba mu set wecc moom Ousmane Kane nag jàpp ne Yaya Amadou Diallo li mu wax nag Yaya Amadou Dia ngeen baal ma li mu wax nag day wàccee dayoogu li nga xam ne moom moo di système judiciaire bu Kaolack lu ni mel mi ngi ko xamle ci janoo woo xamante ni mi ngi ko sekkoon ak way taskatu xibaar yi Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. Puisque contrairement à ce que l'on pense, c'est pas une affaire personnelle Ousmane Kane, c'est une affaire du ressort de la cour d'appel de Kaolack. Puisque c'est la crédibilité de l'ensemble du système judiciaire du ressort de la cour d'appel de Kaolack qui a été mise en doute par un de nos collègues, par un de nos éminents collègues parce qu'il est président de chambre. ndax keroog dama ne man xale dafa am xale yoo xam ne ci magistrature du ñëpp dafa am xale yoo xam ne mag mu bugg jàmbam mënut a nekk ak ñoom amuñ yar amuñ teggin yaruñ leen seen kër yaruñ leen ci mbedd mi yaruñ seen bopp ma ne kon comme mënuma nekk ak ñoom naa dem toogi def sama ñàmbar di wane na ko da ngay xool magistrat boo xam ne yow yaa ngi tuumal sa premier président ak fi ma jaar yépp muy Sénégal muy Suisse muy ministre conseil juridique président de la République muy leneen benn waay taxaw di la wax ay dossier Kaolack yoo xam ne yii tey mënoo cee jëlee peut-être ñaar dërëm ñàkk fay donc yàlla añal ma ko ci waxtu woo xam ne la ma leen waxoon ca sama lettre ba moo ñëwaat dafa am xale yoo xam ne ci magistrature bi il faut ñu xoolaat ko weguñ seen kilifa yi joxuñ leen cër jàpp nañ ne ñoo leen gën a xam. ginnaaw réew bu Sénégal mbokk yi ñu dawal ba ca diwaan bu Côte d'Ivoire foofee nag Alassane Dramane Ouattara nag noppi na ngir samp na ndëm ci jonganteeg njiitum réew yi nga xam ne ñu ngi ko fa faral war a amal nag moom moomee nag jàpp ne daana jébbal li nga xam ne moom moo di candidature am ay bés bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal naka noonu itam lépp loo xamante ni war na ko mën a may ak sañ-sañ mu daal di amal loolee nag daal dina koy matale ñu teelu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko. Grâce à votre soutien, votre mobilisation. ci njàppandal ji ngeen ma jàppale ak seen mobilisation bi ngeen amal tax na ba ñu am parrainage bi nga xamante ni moom la ñu sàkke woon xam ngeen ne parrainage bi daanaka ci téeméer boo jël benn bi ci électeurs yi nga xamante ni dañoo bindu ci fukk ak juróom-ñaari région wala boog ay district kon mun nañ ko xayma diggante 35 000 jàpp 75 000 ci ñu bindu wante. ma leen di wax ne grâce ak seen njàppandal seen candidat Alassane Dramane Ouattara am na lu toll ci 1 million ci ay parrainage 1 million ci ñi nga xamante ni parrainé nañ ko ak parrainage bi ni mel nag maa ngi xaarandi ñu am victoire bu rëy victoire ci premier tour ci élection présidentielle yi victoire bi nga xamante ni sax du am benn appel ma leen di xamal ni danaa dem déposer sama dossier de candidature ci ay bés bii di ñëw. Alhassane Ba moom moo tekki yooyu le kaddu nga xam ne Alassane Dramane Ouattara daal dina koy yëkkati ñun itam ñu jaare fa daal di buur yi la jotaayu xibaar di daje ngoon incha allah daañu fi teewaat ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay kocc lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futur Média kenn dal ak jàmm.